yi ñuy suivre tey ñu ngi fii ci ñu ngi ci Folox ci Kër Mambay fas yéene waxtaan ak benn kilifa ñu ngi leen di bàyyi moom mu waxal leen boppam ki mu doon sëñ bi naka nga def. waaye maa ngi fii asalaamaaleykum Souleymane Ndiaye. ñoo ngi lay ziar bu baax di la ñaanal aussi di rafetlu sa teewaay fii Kër Mambay. man maa ngi tudd Aliou Sène. bokk coalition ànd taxawu Malicounda. mais en tant que mouvement de la société civile parce que ñun mouvement lañ fi yor muy mouvement taxawu sama askan. bi nga xam ne ñun ñoo ko fi initié. di fi doxal ay activités yoo xam ne nekkal fi askan wi. lépp li nga xam ne doxul. ñoo ci jëkkati suñuy baat liñ ci mën a wax ñu ko ciy wax di ko déplorer. vraiment ñoo ngi lay rafetlu di la dalal jàmm. sëñ Aliou yow ginnaaw bi nga xamante ne nii yàlla def na tawat bi ñëpp a gis ko mu nekk crise boo xamante ne nii crise sanitaire la waaye crise sanitaire bi gis nañ ne dafa jur sax crise économique même crise mun nañ wax ne sax crise alimentaire ndax borom kër yi nga xamante ne ni ñoo daan jóg di dem di dikk pour am lu ñu dundalee seen njaboot toogloo nañ leen ñetti weer yow naka nga jàngatee yéexaay bi nga xam ne nii dund gi nga xam ne nii état mu ngi ko waroon a jël jagleel ko askan bi yéexaay bi noo ko jàngatee. waaw bon balaa may ñëw ci sa question bi d'abord. dama bëgg a rappeler nit ñi rek mooy que ne ñëpp xam nañ ne depuis lu mat ñetti weer wala lu ko ëpp. am na benn feebar bu fi dugg ñu koy tuddee Covid 19 wala coronavirus. nekk feebar boo xam ne wër na àdduna lëmbe na àdduna aussi. te ñëpp xam nañ ne dafa nekk feebar boo xam ne day raye te dafa gaaw a wàlle. mu taxoon nag askan wi vraiment nekkoon ci ay jeexi jaaxa nekk ci ay jafe-jafe yu métti. yoo xam ne gouvernement bi moo jël ay mesures. état d'urgence te nit ñi ne leen nag nañu il faut ñu toog seen kër yi parce que wàllante beeg yooyu noonu kenn xamul kan moo ko yor kan moo ci kii. début bi ñu ci bëri d'accord ci woon. waaye nag affaire yu mel noonu ñëpp xam nañ ne Sénégal ñi fi nekk ay néew ci doole lañ. nit ñi da ngay xëy nga liggéey soo amee li ngay kii nga yóbbu sa kër mooy nga dépensé ko. kon nag nit ñi suñ leen toogloo seen kër yi. ñu toog foofu kon nag dafa am mesure yoo xam ne dañ leen cee war a toppale. waaw comme ni ma leen ko mën a waxee rek comme feebar bi ñëpp xam ne feebar bu am la bu rayal la te bay day raye. ñëpp xam nañ ne gis nañ liñ fi def. ci àdduna bi surtout ci mag ñi la gën a garaaw. kon nag mesure yi nga xam ne moom la gars yi jël. moom la gouvernement du Sénégal jël. pour que ñu respecte il faut que ñu respecte ko aussi. parce que feebar bi nekkul ne moom mooy demal boppam mais nit ñi ko yóbbu. mais tamit lépp loo jël muy mesure yu mel noonu dafa am lu ciy topp. waaw dafa am lu ciy topp mooy lan nit ñi nga fexe ba suñu toogee seen kër yi ñu am lu ñuy lekk. ñu am aussi lu ñuy naan. soo leen ne da leen di raxas suñu am ndox. mais ñëpp xam nañ ne fii nag c'est pas le cas ici à Falox. problème bi ñu njëkk am mooy problème mu ndox balaa ngay respecter mesure raxasoo yooyu noonu amoon il faut nga am ndox. kon fii da ngeen am jafe-jafe ndox. jafe-jafe ndox. pourtant dañuy dégg ñu ne Folox moom ndox maa ngay wala ngaan loo kuul abondamment lañ wax ñu ne ndox maa ngi wala ngaan fii. waaw bon peut-être dañoo créer beneen Falox boo xam ne c'est différent de notre Falox. en tout cas moi je vis ici depuis plus de 17 ans. kon lépp lu fi mën a xew man xam naa ko. fii nii Falox li fi nekk mooy li jafe-jafe bi fi ëpp moom mooy problème mu ndox ak courant. ndox mi dafay yéex wala dafa amul. ndox mi mën naa la wax ne raccord yi ñu xëccee ndox mi mu ñëw moom mooy raccord yu ndaw a ndaw yi. raccord yi moo tax robinet amuñ puissance. robinet balaa 8 heures ñu coupé. depuis démb ba tey ndox amu fi. ah bon depuis démb ba tey robinet boo dem fii. lu ma téeméeri butéelu 20 litres yi foofu nga koy fekk ñu gaare ko parce que ndox bi dafa am heure bu muy indi guddi. kan mooy jóg 2 heures du matin ñëw di root. ci robinet yoo xam ne ñëpp xam ne ñu ngi ko gérer. mais électrification bi moom ça va wala. bon waa électrification bi dara électrification bi aussi c'est des problèmes waaw li ma la mën a wax ay problème lañ ci ndox moom rek li ma la bëgg a wax mooy borne fontaine yi fi ñu nekk dañoo sorante te dañoo répertorier ñi nga xam ne ñoo nekk ci régime APR ñi nga xam ne ñoo nekk ci politiciens yi ñoom la ñuy jox problème. kon kumba am ndey ak kumba amul ndey moo ci am. dafa am discrimination. kumba am ndey kumba amul ndey moo fi nekk. mais su ndox mi xeli woon sax lañ ca yaakaaroon yàlla def na amuñu ko même su nekkoon benn fumage politique bu ñuy def la ñoom ñoo xam. waaye quand même ndox mi xam nañ ne ndox moom problème la fii Falox nit ñi tenn yi la ñuy rot te ñu nekkuñ ci àll ba. soo jógee foofu nga ñëw ci courant bi problème courant bi nga wax nii. ñëpp xam nañ ne ci force Covid 19 bi président de la république dafa jëloon ay mesures ne day fayal njaboot yi nga xam ne dañoo néew doole bokk ci tranche sociale ñu fay leen seen courant. mais yéen gis ngeen ci seen bopp ñun ñii fayuñu fi benn facture fii ñun moom dafa mel ni Sénégal ñaari Sénégal lañ nekk.
parce que li jëlee soo jëlee 30 mètres bi waa def côté Mbour bi ne la fayal nañ leen mais li jëlee fii Falox Malicounda man li ma ci jaaxal mooy ñun ñëpp amu ci kenn kuñ ci fayal facture courant. déedéet éclairage public bi gis nga ni mu demee mais loolu ça peut être ki la mais xanaa suñu fayalee ñii courant kay ñu fay ñii courant. te gisuñu benn communication boo xam ne autorité bi def na ko pour yëgal nit ñi ne lii la ñu nekk lii la ñu nekk. wala boog man de dama jàpp ne xanaa ñun dañoo bokkul ci ñooñu ba dañoo bokkatul Sénégal. man looloo ma xaw a jaaxal. lan moo tax ñu fayal ñenn ñi courant alors que ñun ñi nga xam ne fii nii néewti doole kese fi nekk fayaluñ leen courant. du yoon du yoon looloo fi nekk. du yoon du yoon ñu jóge foofu nit ñi ñu toogloo leen waa gis nga. doy na waar. doy na waar trop. waaw yow tey boo amoon kàddu yooyu dënk autorité bi nga xamante ne nii moom moo jiite commune Malicounda lan nga koy wax. waaw bon ci wàllu courant beeg wàllu ndox meeg wàllu yéex a joxe dundu geeg. waaw bon li ma mën a wax parce que fii nii Malicounda moom vraiment Falox. problème yi dañoo bëri. su ma toogoon fii di ko lim vraiment du ñu fi jógee. waaye nag am na yoo xam ne peut-être ndar xëyul sotti sax waaye au moins sax nga nekk ci trajectoire boo xam ne ñii xalaat nañ ne kii moo ngi ci jéem a góorgóorlu mais ndox problème mu ndox depuis boobu léegi teen yi nii ngay gis ni jigéen ñi dañoo obligé ñu dugg ci kër yi cotiser. téeméer ñaar téeméer pour ñu gasaat teen yi. oui looloo fi am. ñu gasaat teen yi doog a mën a am ndox aide alimentaire bi ñu. kon jigéen ñi koñ bi ñoom ñoo cotiser seen bopp ndox mi koñ yi ñoom ñoo cotiser téeméer fi ñu nekk nii ci kër yi soo ko jëloon tey léegi dañoo duggoon ci kër yi. téeméer juróom fukk 1000 francs ñu fay gaskat mu dugg ñu fay jënd ciment defaraat teen ñoom ñooy defar dañ leen bàyyi à leur sort. amul dara benn accompagnement boo xam ne sentir nañ ko bu jógee ci maire jëm ci askan wi fii nii. vraiment te loolu lu ñuy déplorer la. parce que élection su fi ñëwee tamit ñoom ñoo fiy nekk di ñu sonal di ñu tànqal di ñu indil ay problèmes yoo xam ne kenn kiiwu ko te fekk ñoom seen bopp rek lañ fi nekkal. xoolal aide alimentaire bi depuis kañ la ko nit ñi di wax nit ñi nga toogloo leen seen kër ñu toog seen kër depuis boobu ba léegi kenn gisul dara. koo dajal rek da leen naan waa mais ñun ñoom te ceeb bi ñuy dégg nangam problème la ñoo xamoon ne ngor lañ leen xamee woon. liggéey mais tere nga nit ñi nu liggéey mënatuñoo dem mënatuñoo dikk yenn chauffeurs yi parce que soo jëlee chauffeur clando yi daw ci dëkk bi peut-être ñooñu yëguñu mais ñi nga xam ne dañuy daw diggante dëkk ak dëkk barki démb la ñu doog a ubbi transport bi 3 mois yooyu ñu toog ñaata bor la ñu am kenn xamu ko ñaata bor la ñu am tey jii pour assurer seen survie kenn xamu ko kon nag il faut que nit ñi tamit ñu respecter leen te ñu teel leen a venir en aide xam nga ñu teel leen a venir en aide parce que soxla nañ ko askan wi soxla nañu ndimbal bi parce que vraiment Sénégal ñëpp xam nañ ne nit ñi da ngay xëy liggéey soo wàccee nga joxe dépense looloo fi nekk ñu bañ a naxante problème bi loolu la waaw li ma ci mën a waxaat tamit ci côté parce que damay profité ci sa antenne rek parce que yombul gis nga suñu école bi ni mu demee ba léegi Mbour fii nii nga nekk ci école boo xam ne day am ay abri provisoire Kër Mambay le maire damay lancé ban école la ci école Falo Kër Mambay école primaire bi ñëpp xam nañ ne ça fait partie des compétences transférées au maire maire yi ñoom ñoo war a gérer école primaire yi waaye maire Malicounda de en tout cas maire magasin bi fi nekk ak léegi benn classe tabaxu ko foofu bon benn classe tabaxu ko foofu léegi ba léegi école bi moo ngi am ay abri provisoire te nit ñi ñoo ngi kenn xamagul kan la crise bi di jeex ak école bi kañ lay commencé fii moom xam naa ne mënuñ fi jàng nawet wala boog du doon classe yëpp parce que lu mu tuuti dañu am fii 3 abri provisoire et donc ça pose problème veille élection présidentielle yi ñëw nañ foofu naan dañuy kii indi ay briques ay suuf ak yooyu noonu man déggoon naa ay salle de classe yu ñu doon waaj a tabax foofu boobu nañu briques yóbbu nañ ko yooyu noonu affaire yi ñu doon waajal la pour élection yi ñu nax nit ñi affaire u naxaate politique yooyu la ñuy bàyyi xam nga ñu wax ak nit ñi sérieux xam ne nit ñi kon salle de classe yi mujjuñ ko tabax salle de classe yi feer yañ fa kii yow sax nit ñi damm nañ ko ñoom ñoo ko dammaat yóbbu ko ñii buub nañ seen brique yóbbu ko kon loolu moo la wax ne projet boobu mosul taxaw nit ñi la ñu nekkoon fii di leen nax di leen jéem a gëlëmal te affaire politique boobu la fi moo fi war a jóg loolu moo fi war a jóg soo soxlaa nit ñi nga ñëw wax ba nekk fii après yow soo toogee mooy loolu nga nekk fii tamit askan wi dama leen di woo ñoom tamit ñu gëm seen bopp ñu bàyyi ñi nga xam ne conseil boo xam ne tey jii kenn mësu ko gis presque il n'existe que de nom kenn du ko gis ci benn jafe-jafe askan maire boo xam ne depuis crise bi boo xam ne ba léegi kenn déggu ko école baa ngi noonu ñoo ngi koy clôturer des partenaires belges ñoo commencé woon tabax
eggul benn ñaari kii rek la ñu def. mais partenaire belge yi kan moo lay indi. ñaari koñ benn collègue bu nekk fii monsieur Ba. kooku mu amoon partenariat ak benn directeur beeg yooyu noonu mais ba léegi mairie bi kenn gisul lu mu ci def. mairie bi jéemul def benn effort boo xam ne pour accompagner leen ñu jéem ko terminer. et donc ça pose problème donc vraiment. loolu daal moo nekk jafe-jafe yi nga xam ne ñoo fi ëpp. te problème courant bi ma la bëggoon a wax rek. pour foofu. dama xamul ci formule bi ñuy fayee courant lan moo tax ñun. soo fayee courant le 4 minuit su jotee ñu couper sa courant même su jeexul man loolu laa mënul comprendre ci courant bi ñu nekkal ni état déjà fayalu ñu facture. yow soo jëndee sa courant le 4 bii passé ñi dese woon courant yëpp ku ci jëndaatul courant sa courant dañ koy couper te la nga dese mën nañ ko sàcc duñ la ko delloo. vraiment loolu man je me demande injustice boobu. Contrat boobu dañ ko war a xoolaat. Contrat bi ñu lii ak ki ñuy jox courant bi ñun arrangé wuñu. arrangé wuñu tey arrangé wuñu ëllëg vraiment ça pose problème. te dinañu yëglu. c'est parce que nous sommes dans un état d'urgence instant bi mënuñu def rassemblement. mais yooyu yëpp dinañ ko prévoir parce que lu ñu war a xeex la ñun ci askan wi la ñu bokk. suñu fayalee nit ñi courant nañ ñu fayal courant suñu leen fayalee ndox nañ ñu fayal ndox bien vrai que ndox amu fi mais courant bi bokk suñu fayalee ñeneen courant nañ ñu fayal facture courant. dëgg la ci Sénégal la ñu bokk. leer na voilà jërëjëf leer na.